Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. ay lâche loolu moom xam nañ ko am na ay lâche am na ay faiseurs de semblant faiseurs de malin mais am na des gens yoo xamante si ni ils ont pris leur courage et leur plateforme pour jàllale liggéey bi donc Sankara Mbaye si ñooñu la bokk Baye Daba maa lay show love for real maa leen di nuyu yéen ñëpp maa leen di show love yéen ñëpp maa ngi kontaan encore une fois ci seen taxawaay la jeunesse bu leen franchir bu leen wane benn kanamu njàqare wala benn kanamu paniqué munoo leen a nekk au combat ngeen nekk ci diggu combat bi ngeen am l'avantage ñuy jouer ci yéen psychologiquement arrestation yi ngeen di dégg yépp c'est juste pour dox ci seen maay nii parce que xam nañ que ni instant bi nii yeneen manifestation dina ñëw te nit yi dañoo nar a gën a bari donc lu ñuy def ni yëpp di arrêté nit ñi c'est pour tiital leen comme quoi que ni bu ngeen demee ci manifestation yi après dañ leen di jàpp ci seen droit ngeen nekk da ngeen di résister dictature ngeen di dund xam nga yàgg nañ leen koo wax plusieurs fois répété nañ ko nu ne waxee nañ ko am na sax ñenn ñu dem ba ne waaye ñii dañoo bëri lu ñuy kaas waaye ñii ku ñëw rek ñu kaas sa kaw ndekete yow boobu même système bi la woon rek mënuñu woon noppi loolu moo tax Karim Xurum Xaq doon kaas moom moo tax ku mel ne Sankara Mbaye doon kaas loolu moo tax Guy Marius Sagna doon dugg ci jeel ba ko génnaat neexul kenn ngay wax génn di wax neexul kenn parfois nga génn di xeex ay nit ñu lay saaga parfois duñ la comprendre xamuñu ne c'est parce que da nga leen a bëgg moo tax ngay jël position ñooñu doon génn ci mbedd mi yépp lii lañ leen doon bañal je pense que tey ji comprendre ngeen lan moo tax ñi engagé woon lan moo tax ñi engagé woon engagé la moo tax ñooñu daan jël parole la moo tax ñooñu daan wàcc ci mbedd bi la moo tax ñooñu boo ak léegi ngeen leen di dégg à chaque fois c'est pas parce que dañoo am jot c'est pas parce que dañoo bëri histoire mais dañoo xam ñi ñu jiite ñan la te ñoom ci askan wi lañ far dañ leen a bëgg loolu moo tax mënuñu woon gis loolu di ko sëggaale dafa am ñoo xam ni yàlla da leen a bindaale ñeme dëgg yàlla da leen a bindaale gore ak dignité ba tax na am ni yoo xam ne dee moo leen gënal ñu sëggu ko tey gis ngeen lépp lu ñu leen waxoon ci Macky Sall ak ñi ko wër ci seen mbonaay ci seen soxoraay ci bañ gi ñu bañ ci mépriser gi ñu mépriser lépp lu ñu leen waxoon ci ñoom tey gis ngeen ko wan leen suñu yaay yi wan leen suñu papa yi wan leen suñu nijaay yi nguuru Macky Sall nit ñuy def guddiñ toll nii wan leen ko suñu sëriñ si wan leen ko bépp nit bu comprendre woon lan mooy les enjeux yi lan mooy les dictature bi ñu teg jàpp nit ñi di tëj jàpp opposants yi di éliminer benn par benn yor sa police étudiants yi bu ñu waxee nga daw songu leen jeune mbedd yi bu ñu waxee nga daw songu leen ku ñaxtu nga jàpp tëj di xoqatal nit ñi amoo benn instant boo wane compassion boo wane être aux côtés de ton peuple amul benn instant boo créé benn lien entre yow ak jeunes yi pour wan leen que ni je suis là xam nga sax ñu mel ne ay Obama ak seen peuple ñu mel ne ay Obama da nga leen di gis parfois ñu dem xool seen jeunes yi lu ñu bëgg ñu nekk si loolu jël ballon basket bi sànni basket ëllëg nga gis leen ñu football ëllëg nga gis leen ñu dem ànd ak seen i doom dugg si McDo yi loolu yépp pour wan nit ñi que ni ñun ak yéen ñoo yem ñun da ngeen ñoo rek embauché ndax rek pour créer le lien entre ñoom ak seen peuple mais kii ñu fal ko mu guux lex yi xam nga moom benn torse te bu demee ci tubaab yi day sëgg koo xamante ni bu demee si tubaab yi day sëgg gis ngeen vidéo Macron bi Zemmour bi gis ngeen vidéo Zemmour bi liñ ci wax c'est extrêmement grave te Zemmour jege na nguur ga jege goo xamante si ni du waxantu lii muy wax nii lépp ay mots la yoo xamante si ni c'est voulu moom moo ko wax donc ça veut dire que ne bi ñuy traiter de terroriste woote woon nañ pour ñu yónnee leen ñoom seen maître yi yónnee ñu la marine française pour ñu rey ñu li tax ñu doon wax terroriste ñoom ñëpp ñu yónnee leen ñu tudd le mot terroriste ak ay groupe ay forces obscures ak ay groupe identifiés xamoon ngeen liñ bëggoon si ñun
te tey jii nii waxu Zemmour boobu dëggal na wax ju bëri yu la nit ñi doon wax. C'est une honte ñu bëgg na ñun am nañ souveraineté ñu bëgg na ñun am nañ indépendance ñu toll ci jamono joo xamante si ni beneen président wu dëkk mooy décider est-ce que dañuy bombarder wala est-ce que dañuy bàyyi suñuy opposant ou pas. moo ne de suñuy kilifa diine wax nañ te jàppe woon nañ que ni suñuy kilifa diine amuñu ku gën a nekk ci kaw que suñuy kilifa diine. léegi ñun ñu bëgg a wax que ni on est un peuple souverain. Est-ce que vous imaginez ñun ñu ne on est un peuple souverain te suñu destin ki koy décider c'est un jeune de 38 ans ou 40 ans boo xam ne mooy président beneen dëkk. kon bu ne woon Marème Sy dem leen instant bi ni ñi ngi compter suñu moor yi par milliers. donc ça veut dire que ni def nañ ko demande su demee bay wax waxu la marine française ça veut dire que ni def nañ ko la demande. kan moo ko def la demande selon yéen sama gars yi waxuma la yeewu jot na de non yeewu moom bi dënti dañ koo def kenn waxatul wax yeewu jot na waxatuma jug jot na de mais dañoo toll ci waxtu daw bii paa bu ñu dawul nag fii la ñuy doggalee dañoo toll ci waxtu xool def fekke daw nga xamante si ñii dootuñu ñu jàpp à jamais. yàlla may nañu la possibilité cette fois-ci présenté woon na occasion bi en 1960 ñu hold up ko nelawal ñu boobu ñun comprendre ñu woon De Gaulle waxuñu sax jël leen seen indépendance dañu vous la voulez cette indépendance alors prenez-la de manière très méprisante. Après dégâts yu ñu causé yëpp moor yi ñu def yëpp tooñ bi ñu tooñ yëpp bi ñu laajee suñu indépendance gis ngeen De Gaulle ni mu waxee ñun ñu yaakaar ne am nañ indépendance ñu yaakaar ko ndekete yow musu ñoom indépendance li Alpha Blondy naan indépendance sous haute surveillance Sékou Touré bi mu laajee indépendance totale dañ ko rey. est-ce que tey jii nouvelle bi ngeen jot du ngeen remettre en cause seen indépendance. Encore une fois pour me dalal seen xel nous ne sommes pas ay anti-français malgré que l'histoire a fait ils nous ont fait beaucoup de tort. Aujourd'hui on a beaucoup de Sénégalais qui vivent là-bas. L'histoire est faite, ce qui est fait est fait. Nous ne sommes pas des anti-français mais tey jii nii président bu ñëwoon toog fi bu waree collaborer ak tubaab yi dafay collaborer ak ñoom. tey ji président bu ñëwoon ku mel ne Ousmane Sonko ngeen yaakaar ni dafay toog rek xuloo kii déedéet amul musul wax loolu d'ailleurs dafa ni su ma toogee comme ci mënta doon ngay France ngay États-Unis ngay Chine ngay Russie on va discuter d'égal à égal. Nous ne sommes pas des complexes ñoo moom suñu réew ku bëggal liggéey ak ñun boo ñëwee danga ñuy respecter ñu teg affaire ci yoon lépp lu ñu signé njariñu Sénégal lay doon yow nag li ci sa wërsëg nga jël ko waa kii wax noonu xel yi lay waxal. xam nga am na dof yu ñëw pour nëkkal xel yi weesu nañ fu ñuy nekkee anti France anti nangam sangam li waroon am na histoire am na on ne peut pas changer l'histoire mais nag am na fu ñuy toll jël suñuy responsabilité dafa jot te nga am président boo xam si ci servitude lay dox quelqu'un qui baisse sa tête quelqu'un boo xamante si ni même suñu ñeneen fayee sax lu baree bari mu dem ci président Macron mu fay ko lu tuuti day bàyyi lu bari dem jox ko président Macron lu tuuti terre bu jël yéen leer na leen terre bi lu mu jël c'était pour faire plaisir à benn groupe. Est-ce que dafa am fu mu affilié est-ce que dafa am fu mu bokk foo xam si ni amul sañ-sañu bañ a joxe marché yi nañu leeral mbir yi parce que mënuñoo comprendre terre bu toll nii dawul lu gudd tollul nen ñu koy defee. Plus de 1000 milliards 1500 1800 milliards te du daw fii ak fii bu doon daw boobaak léegi sax jaru ko ngay terre bi boobu ba léegi gis nga fa mu gaare kooku bu fekkee kan dafa am fu ñu ko tënk foo xam ni sañu la bañ a joxe suñu marché yi nañu ko leeralal. Donc jeunesse bi bu leen am lu leen di ragal nit ñi parfois dañuy bëgg a yàq seen bopp yi président Ousmane Sonko ku mel ne moom ak génération bi dañoo dépassé ay mbiru
haine ay racisme yooyu doxuñ ci yooyu ñun dañoo yar Sénégal xam nga dañoo ibbi bopp yi fii ay mag a fi nekk dañoo bind dañoo defar ba noppi donc amul benn peuple boo xam si ni ñun on est anti nangam nous retenons li jot a xew lépp duñ ko fàtte te danañ ko réécrire ci suñu ay livre ba suñu doom yi xam ko ne pays bi fii lañ jaar ak moom lii lañ ñu dundaloo lii lañ ñu def pour que ñu mën a xam suñu histoire pour que ñu mën a xam ñun la ñan pour que mensonge yi ñu defal ci colonisation aussi ñun ñu dindi ko démystifier ko ba ñu xam ne ñun lii lañ dund ñu xam ne ñun lii moo nekkoon suñu histoire lii lañ dund ak tubaab yi parce que mënoo avancer di ignorer sa histoire di avancer dinañu bindaat suñu ay livre ba ñu xam ci histoire kan moo joué ban rôle parce que mënoo avancer sans pour autant nga xam ñan ñooy say références ñan ñooy les traîtres ñan ñooy les collabos ñan ñooy ceux qui ont trahi leur peuple ñan ñooy ñi nga xamante si ni c'était des noirs déguisés di liggéeyal yeneen force il faut que ñu am président yoo xamante si ni dañuy gëm suñu réew gëm suñu histoire jàngale suñu histoire mu rafet mu ñaaw dañ ñu ko war a jàngal surtout que ñun ñoo dàqale histoire ci àdduna bi des grands hommes amul pays bu mën a compter des grands hommes ba dab ñu ñun su doon compter fii la ñuy fanaan muy ay guerriers ci wàllu guerre des résistants muy ay écrivains muy ay scientifiques ay panafricanistes nit mënuñoo dàqale histoire nit ñuy jànge école tax na ba perteloo nañ ñu bépp estime ci ñun xamuñu suñu histoire xamuñu suñu maam yi ban taxawaay lañ amoon yooyu yëpp parce que ñi falu toog ci bopp réew yi musuñoo ñëw pour un Sénégal pour les Sénégalais musuñoo ñëw bu ci amee kenn koo xamante si nii tey ji amoon na benn njukkal buñ koy delloo toujours président Abdoulaye Wade lay doon malgré sa mauvaise gestion amoon na benn fibre patriotique bu nekkoon ci moom malgré tort yi mu def yépp amoon na benn fibre patriotique bu nekkoon ci moom donc du tax mukk remercier ko du tax mukk ñu fàtte yenn problème yu mag yu mu causé aussi moom aussi mais au moins moom amoon na benn fibre patriotique bu nekkoon ci moom ñeneen ñi fi nekkoon ñëpp dañ doon servir les colons kañ la loolu di jeex kañ la leen yàlla di teral defal leen lépp loo xamante si nii moom la réew di soxla pour avancer lépp loo xam ne réew mu ko am di avancer xiif dootul am sa dëkk hôpitaux yu bon dootul am sa dëkk tali yu bon dootul am sa dëkk chômage dootul bari sa dëkk lépp lu ab réew di soxla pour mën a dund bu yemb boobu noonu ñun yàlla defal nañu ko naka lañu yàlla di defalee xéewal yooyu yëpp ak ngëneel yooyu yëpp ba noppi ñun ñu bëgg a toroxal suñu bopp képp ku ñëw daal ne ñi amuñu xel bàyyil ma nax leen bàyyil ma jaar ci seen ethnie bàyyil ma dem ci olof bi ne ko olof laa rek man ak yow ñoo far bu ko defee ma laal émotion wala bàyyil ma dem ci tijaan bi ne ko man tijaan laa rek bu ko defee mu ne kii kat président tijaan bi jiite bàyyil ma dem ci murit bi ne ko murit laa bu ko defee président murit bi jiite bàyyil ma dem ci pël bi ne ko pël laa bu ko defee pël bi ne pël bu nekk sama mbokk la rek fa kañ la ñuy yeewu bàyyi voyou tous ces gens la nga xam duñ ay nitu dara ñëw dañu utiliser dinu fen te bu ñu xasee ba toog ñun la moo tax parfois defoon na suñu biir yi ay biiru xawma lan lañ yor benn xolitu banaan rek ñu suur dan ñuy nax tooñ ñu lu ne ñu def ñu ko bu ñu taxawee daal di xaw a lewatal seen kanam yi rek ñu mel ne comme si de rien n'était comme si dañu amnésique comme si dañoo fàtte que ni bërki démb kii moo ñu def nangam ak sangam toroxal boo ñu mënta toroxal tooñ boo ñu mënta tooñ tey jii président Macky Sall yéen ban sénégalais moo koy baal te boo ko dee baal ci naka nga koy baale wàlliw sax boo ko nekkee mënoo koo baal tey jii yow boo doon baal dégg ngeen ni ku fi toog 12 ans faalewu leen toppatoowu leen napp leen xoqatal leen ñim àndal di sàcc mu leen di fat ñim àndalul di leen tëj ci kaso yi kooku nekk un jour ba nga mandaam nga xam ne li ko dese matul sax 2 ans mu ne dégg naa leen yéen jeunes yi kon mi ngi leen doog a dégg bi mu nekkee doo miir bi askan bi yëpp jugee fipp kon boobu lay doog a dégg jeunesse kan ci yéen moo ko gëm kan ci yéen mooy nangu waxam jooju noonu kan ci yéen mooy nangu waxam boobu comme quoi que ni kii dégg na leen wala day bëgg stratégie daf leen a bëgg a calmer ngeen calmer wu mu xëpp leen ndox bu sedd bi ngeen calmer wu pour mu reculer wu pour mën a sauter instant bi ni su ngeen ko mayee mu defaruwaat c'est pour venir vous finir il est dos au mur partenaire am sax ñu ngi koy commencer di bàyyi à travers des messages
donc su ngeen ko mayee chance mu defaruwaat c'est pour mieux defaraat ñi ko wër mieux defaraat armée mieux defaraat ses complices pour ñëw finir leen yéen ak seeni leader ak képp ku daan jël position bépp opposant bépp étudiant bépp nit baadoola boo xam si da nga doon jooy jox leen ma sama àq ak yelleef il va venir te finir. Il a fait un discours wàccee baat bi pourtant discours yi mu njëkk a yónnee discours yi ñuy raylu la njëkk a yónnee discours yi ñim njëkk a yónnee discours yi fi indi armée bu ñu ray la njëkk a def loolu bu ay pexam sotti woon du def discours bu yomb bu calme bi mu def démb parce que ki yónnee Aïssata Tall Sall mu tuddee ñu ay terroristes bëgg légitimer yeneen armée pour ñu dogg suñu dëkk kon kooku daf ñoo bëggoon raylu ki yónni Antoine Félix Diome mu ñëw tudd ay waxu terroriste wax ne dañ ñoo attaqué pour que mën a jox la possibilité à d'autres armées de venir kon xam leen ni ñooñu dañoo bëggoon a raylu kon ñooñu bu seen pexe sottiwul ñoom ñu dellu si waat tenir beneen discours di apaiser ñooñu apaiser wuñu ñooñu pare woon nañ pour indi fi yeneen armée yu leen rey ñooñu apaiser wuñu il faut ngeen comprendre affaire boobu noonu c'est parce que dañoo nekk dos au mur xalaatuñu woon un jour que ni jeunesse sénégalaise dina jug xoolal bu leen supprimer dara assumer leen seen résistance assumer leen seen révolution loolu waxu ragal la ay ku demoon manifestation supprimer sa force bu kenn ku nekk na nga publier manifestation yi publier leen ko par million est-ce que mën nañoo arrêter par million gis nga nit munoo dem di def yenn combat yi ba noppi nga bëgg a ragal fii looy ragal amu fii bu leen ragal ku dul yàlla en position de force peuple bi moo ko yor arrêté ñuy ragal ay ñaari dóoru lacrymogène wala garde à vue wala kaso instant bi nii suul nañ suñu ay rakk instant bi nii suul nañ suñu ay sœur gënuñu leen a bëggoon dund gënuñu leen a mérité dund te ñooñu ci manifestation bi lañ nekkoon ñu rey leen kon ñun bu ñu assumé wul ne ñun dañu doon manifester kon duñ ay gor ñun bu ñu assumé wul ne ñun dañ doon manifester duñ ay gor ku nekk ci ñun dangaa war a taxaw dëggal sa bopp ne man Mor Talla Gueye ñu may woowee nit dof damaa bokkoon ci manifestation yi su ngeen may tëj ngeen tëj ma su ngeen may torturer ngeen torturer ma mais suñu frère yi ñu gas sul leen ñoom man gënuma leen te tey jii ñoom fa ñu nekk man war naa mën au moins man ma continuer le combat pour eux mais nga naan nëbbal fii ak bul wax ni da ngaa demoon loolu bu ñu ko waxee ñu ngi leen di may luñ bëgg parce que xam nga la moo tax ñuy wër naan dañuy jàpp ak jàppewul dañoo bëgg tiital leen pour que manifestation yii di ñëw ngeen bañ a génn wala seen parents yi leen bu leen génn loolu yépp ci communication la bokk seen psychologie yi la ñuy liggéey. instant bi ñooñu seen psychologie la ñuy liggéey dañoo bëgg ngeen ragal parce que xam nañ que ni bu gaa yi continuer di manifester ñoom c'est mort pour eux et que calendrier bi leen gaa yi imposé calendrier boobu dañuy obligé respecter ko te buñ ko respecté démocratie day ñëw biir Sénégal kenn dootul mën a jël réew mi di ko def lu la neex dañoo xam ni bu ñu insister démocratie day ñëw biir Sénégal loolu moo tax coûte que coûte ñu bëgg leen a tiital bëgguñu manifestation yi continuer moo tax ñu jouer seen cerveau yi dañuy arrêté diw mënuñoo arrêté kenn koo xamante si nii yow yaa fi gën sunu frères yi dee donc bu leen kenn dox seen maay ni naan la nëbbal sa photo bul wax ne dangaa demoon loolu yëfu ragal la ñun lu ñu song di ko xeex ak ragal àndul ab système moo fi nekk boo xamante si nii nguur jaral na leen rey ay doomu sénégalais ñun ñu bëgg a moomaat suñu réew ñun ñu bëgg a moomaat suñu àq ak yelleef suñu drapeau yëkkatiwaat suñu démocratie tegaat fi justice jële fi jaay doole jële fi paajo bi corruption bi jële fi ay njiit yoo xam ne ñoom ils deviennent milliardaires du jour au lendemain ñoom ñoo ñu tee avancé ñoom ñoo ñu teg naqar bi ñuy dund nii pour ñu jële leen fi il va falloir que ñu fas suñu fit ñu ànd ak jom ñu ànd ak fulla ak fayda surtout Cheikh Ibra Fall warta ragal surtout maam Cheikh Ahmadou Bamba warta ragal surtout maam El Hadj Malick warta ragal
surtout Thierno Souleymane Baal warut a ragal surtout El Hadj Omar Foutiyou warut a ragal ak suñu guerrier yi ñun ñooy seen ay descendants kon tey jii ay Abdou Mbow ay Souleymane Ndéné Ndiaye ay je sais pas noonu lañ tudd ay Souleymane Jules Diop ay Latif Coulibaly tous ces traîtres waruñu ñoo dawloo nañ am police bu leen neex nañ am nervi yu leen neex ñooñu waruñu ñoo dawloo nous sommes des millions buñ ko xamee bu ku nekk téye sa loxo morom ñu génn le pays tremble ñun ñëpp bu ñu àndee le pays tremble donc ñoom instant bi nii nelawuñu lekk ñu naanuñu dañoo tiit mais dañoo bëgg a jouer ci seen mind yi instant bi ñu bëri ci ñoom génnatuñu ñu bëri ci ñoom daw nañ génn seen kër yi ñemewuñu parce que xam nañ ni askan wi bu jugee taxaw même armée bu songoon askan wi day daanu waxuma laaj nag seen quelques policiers yi yoon dina leen atte gis na li ngeen di def suñu peuple pourtant de fu leen booy yi jekkoo dañuy ñëw nuyu leen ànd ak yéen di way hymne national mais su ngeen demee ba mu mel na yéen seen ay ennemi ngeen jàkkaar lool seen ay noon ngeen jël l'affaire like tout personnel mu mel ne like yow sa ennemi nga jàkkaar lool ay booy yi daw ba làqatu nga wëri leen luqati leen ba gis leen tiire leen bal naka nga ko mën a justifier ku yorul woon fetal yorul woon dara naka nga ko mën a justifier yow loolu noonu naka nga bëggee amour ak respect dox suñu diggante chaque jour ñu def ay discours yoo xamante ni dañuy jéem a apaiser suñu diggante ak yéen chaque jour ñu ne ay naafeq ñoo nekk seen ginnaaw di leen utiliser pour kii leen mais bu leen gisee yéen ci seen initiative ngeen di def yenn yi dañuy wax que ni est-ce que c'est la police est-ce que ñi nekkul ne milice yi leen rax ñooy def yenn yi wala est-ce que nervi yi ñooy def yenn yi mais est-ce que police boobu noonu moo ñëw dàq ay xale yu ndaw yu am 14 ans ba ñu laqat ci ay rondal ñu fekk leen fa tiire leen est-ce que suñu police sañ na def loolu est-ce que suñu police sañ na dàq ay booy ba ñu nëbbatu ba laqat ci ay rondal ay booy yu am 14 ans ñu génneel leen fetal tiire leen ñu dee est-ce que suñu police am na sañ-sañu def loolu dama bëgg a xam ndax suñu police mooy def loolu wala milice armée bi mooy def loolu wala nervi armée yi ñooy def loolu gis nañ image yoo xamante si ni bisu tey ñun ñëpp dañoo xawoon apaisé parce que manifestation amul te ñu ngi doon déglu lan la gars yi di décider su fii ak semaine bi tey ñëpp seen xol yi dafa xawoon dal tuuti mais bi ñu gisee vidéo yi ñu topp ay jigéen fekk ay xale yu jigéen seen biir kër di leen dóor ñii xale bu ndaw bu waroon defi composition lundi ñu dóor ko bal ak keneen koo xam si ni ñu ngi naan bi muy génn yuur yi da doon sotteeku tey suñu xol yi dafa xotteekuwaat foogoon na ni benn journée de repli la mais tey suñu xol yi tey ji kenn sànq ni dama demoon mënuma xippi sama bët yi ndax sonn sama jarbaat dana ma fayal sa téléphone yi nga tëdd ma ne ko ok dama koy fay mais dama ne ko mu yàgg rek ma ni foog ma wax ak nit ñi c'est-à-dire que ni am na yoo xam ne il faut nga wax soo waxul da ngay dof j'ai besoin en fait de parler avec les gens moom moo tax ma jëlaat sama téléphone taal de foog ma def live génnee un peu li nekk si man te leer na ma ni Sénégalais yépp yi ma gis ñuy publier ak ñuy partager seen xol yi dafa xotteeku bi ñu gisee police dugg ci biir ay kër police wala milice armée wala nervi dugg ci ay kër fekk ay xale yu jigéen mu dóor leen toroxal leen ñii mu dóor leen bal lii mooy nguuru Macky Sall lii mooy nguuru Macky Sall lii la leen gars yi doon avertir boobu ba léegi noppi gi ngeen noppi woon bàyyeeku gi ngeen bàyyi woon moo taxoon Macky Sall dem ba foog ni moo leen moom Sénégalais yomb naa napp Sénégalais yomb naa nax Sénégalais boo mbéjee mbéjaat mu noppi loolu la defoon ci boppam ñun tamit ñuy yombalal ko ndax jàmm ju bëri day xaw a nuroog ñàkk fayda ñun tamit ñuy yombalal ko muy jàpp di tëj di jël police bi di daaneel ku ko neex opposant bu commencé jug mu damm say tànk suñuy milliards di yàqu ñu jël ay procureur muy tukki fépp ci àdduna bi ñu ne dañuy def CREI yi xawma lan ak lan enquête enrichissement illicite topp Karim Wade gars yi ci suñu xaalis contribuable di tukki di def ay enquête milliards yu dul jeex ñu ne jàpp nañ Karim Wade Sénégal yi naan procès mu nekk seen droit ñu xëy un jour nañu protocole de Rebeuss xëy un jour gaare seen jet yóbbu Sénégalais bi loolu la ci am Khalifa Sall ñu damm tànk yi amuñu luñ ko mën a topp lu tax ñuy wax ñu damm tànk yi
Guy Marius Sagna ñu jàpp tëj bu ne ndox bi dafa cher ñu tëj bu doxee ci place de l'Obélisque ñu tëj Karim Xurum Xaq ñu jàpp dóor jàpp tëj opposants yi bu ne dañuy jox ñu jàpp dóor jàpp tëj manifestants yi bu ne dañuy manifester aar lu ñu bokk bu jugee ñu jàpp dóor ku ne damay manifester ñu ne manifestation du fi amee boobu ñu jàpp sàcc yi sàcckatu milliards yi xool leen milliards lu mu mën a def ci am réew xool leen 2 milliards li mu mën a def ci am réew xool leen 10 milliards li mu mën a def ci am réew ngay dégg kuy ay sàcckatu 94 milliards ay sàcckatu 29 milliards ay sàcckatu plus de 100 milliards ñoom ñëpp tey jii waxuma la ils sont libres mais ñu ngi dund la vie de rêve di romb Sénégalais yi di leen kookali di toog ci télé yi di ñu kookali seen doom yi dem ba kaaw di saaga suñu dëkk yi loolu bañ ci waree jug dafa yàgg xam nga combat bi ñuy mëne bu ñu nangu kenn nax ñu kenn jaxase ñu xam nga le président Ousmane Sonko ak combat bi nga xamante si nii même ñi nga xam ne bokkuñ ci politique moom la ñuy mëne benn bi mënul dem sans beneen bi benn bi mooy symboliser benn bi ñi nga nit da ngay assumer sa révolution gis nga sa mission da nga koy assumer xam nga la moo tax bu fekkee ni boo waxee dëgg ça va profiter à Sonko bul xalaat leneen de xam nga lan ngay xalaat kon ban taxawaay la Ousmane Sonko def ba bu ma waxee dëgg ça va profiter à Sonko bu fekkee boo dénoncer ça va profiter à Ousmane Sonko pose-toi la question ban posture la Ousmane Sonko am ba su ma dénoncer ça va profiter à Ousmane Sonko loolu nga war a laaj bu fekkee day taw ñëpp daw làqatu ci biir kër yi à l'abri am ku taxaw ci mbedd bi ci diggu taw bi mu taw lépp tooy ci kawam après bul poser la question lan moo tax ñenn ñu tooy ñu kii tooy c'est parce que bi muy taw moom moo dem taxaw ci diggu taw bi il faut que nga xam que benn affaire lépp loo gis dafa am fu ko yàlla di jaarale bu nit ñi di wax président Ousmane Sonko loolu mooy xoolal jug bi Afrique war a jug yàlla dafa am ay nit yu muy tànn pour jaarale ko ci ñoom du ngeen jug nii rek déedéet il faut mu am ay symbole yu ñëw représenter ay combat yu ñëw taxawal ay discours yu ñëw waxee ay kii léegi bu ko defee ñooñu ñooy déclencher l'éveil ñooy déclencher le soulèvement ñooñu ñooy déclencher les vraies questions yi nit ñi di poser di gis seen bopp ci ñoom ba tax que ne nit ñi jugandoo amul combat buy ñëw te du am lu koy symboliser. mer bi dëgg la nit la ñu ngi doon dund dictature ñu ngi doon dund mer ñu ngi doon dund xiif ñu ngi doon dund ras-le-bol loolu lépp bu ci nekk jaroon na génn bu ci nekk jaroon na fippu bu ci nekk jaroon na manifester mais dafa am fu ko yàlla jaarale mooy injustice bi ñu bëggoon a teg ci kooku ñëw taxawal réewam nam ko waroon a taxawale ak fam ko waroon a taxawale ñu ñëw bëgg a dal ci kawam loolu nag la nit ñi boolee seen mer yi ak injustice bi nii ñu déclenché ko mu nekk benn combat bu ñu war a libérer donc la libération de Sonko ça va avec le combat ça va avec la personne du président Ousmane Sonko l'un ne va pas sans l'autre il faut nga assumer sa mission assumer sa révolution boo gis day am ñu ko porter day am ñu yàlla tànn ne ñii ñooy porter révolution bi su yàlla ne ñii ñooy porter révolution bi te ñooñu mate ko ci jëf mate ko ci doxalin surtout que yow amoo dara lu nga xam te ni war na la retenir ci système bi ngay dund parce que système boobu noonu bu dee toroxal na la bu dee dóor na la bu dee sàcc na la bu dee malmené bu dee minimiser na la bu dee lépp luy ñaaw te système boobu def na la ko kon tey jii nii suñ leen proposé génne seen bopp ci système boobu noonu daw leen génn pendant qu'il est encore temps parce que am na fu ne leen toll dootoo leen mën a génn suñ leen proposé système bii nii nga xam ne moo leen yóbbee li ngeen nekk daw leen génn et que une occasion se présente pour ngeen daw génn ci système boobu noonu def leen wëkkeek ngeen daw génn parce que l'idéal la fin l'objectif final xam nga mooy lan nga am sa liberté nga am ay njiit yu baax ci réew mi nga nekk la fa yàlla may mu nekk say pétrole say gaz sa zircon nangam sangam nga mën cee profité parce que bis boo amee njiit bu baax dootoo dund ci ndóol te yéen ñëpp xam ngeen ne njiit yu bon moo tax ñun ñu continuer dund ci ndóol buñ dundee ci ndóol buñ ko wax yàlla parce que yàlla wàccoo na ak ñun nañ waxante dëgg
yàlla wàccoo na ak ñun, yàlla jox nañu lépp lu ñu waroon a jox ci wàllu koom-koom bu ñu mën a jëmale kanam. kon ñun ñëpp xam nañ su en âme et conscience que lenn kese moo ñu tey avancé mooy ñi nga xamante ni boobaak léegi ñi ngi ñuy nax, ñi ngi ñuy sàcc, ñi ngi ñuy fen, ñi ngi ñuy torturer, ñi ngi ñuy jaxase suñu biir, dañuy jaxase entre ethnie, dañuy jaxase entre tarixa, dañuy jaxase entre région. ñooñu amuñu benn lien, benn affection bu ñu war a am ci ñoom parce que suñu ay ennemis lañu. suñu ay ennemis, nit ku lay toroxal waratoo am benn forme de sentiment ni de respect ni d'estime boo war a am ci moom. lu dul noo def ba mu sori la, noo def ba mu juge fi, noo def ba dootoo ko dégg. surtout que yàlla indi leen ay nit yoo xam ni wan na leen ay signes, jox na leen ay signaux yu leen wan la kan yi ñi leen mën a génnee ci guute bi ngeen nekk genre nit yi la. donc dina am toujours ay lâches, dina am toujours ay vendus, dina am toujours ay gens yoo xam se ni ils vont collaborer avec les oppresseurs. loolu fii lañ ko fekk. askan boo gis am na ay nit yoo xamante si ni ñooy seeni traître. non duñ ko bloqué, bu leen ko bloqué, bàyyi leen ko muy saaga. parce que combat bi ñu toll nii ak suñu sacrifice yi ñu ci jot, ak suñu rakk yi ci dee, ak suñu sœur yi ci dee, ak ñi ci blessé, la moindre des choses yu ñu mën a jël mooy ay saaga ndey. bàyyi leen ñu saaga. combat bi jar na ko. ki doon saaga anamu saaga waatal ma gis. anamu dëgg ji suma saaga bi de. ana waa ji ana ñu ñaata lañ. parce que ñu saaga la moo gën instant bi ni am na suñu frère yoo xamante ni gas nañ leen suul tey. ñooñu gënuma leen au moins man saaga rek laa jël, ñoon balu fetal leen jël. ana ki doon saaga. ki doon saagaal waaye yow tamit. aywa animu. bref donc bu fekkee que ni yow tey jii am nga une occasion pour tàqali ko nit yooyu noonu, bu fekkee que ni am nga une occasion pour dagg cordon boobu noonu, jël un nouveau départ, gisatuma ci àdduna lan moo la war a mën a retenir ci système boobu noonu. gisatuma ci àdduna ban yow émotion nga war a am, ban affection jëm ci say ennemi. mais sa ennemi ñi doon woote bërki démb di woo ay une force internationale, dañuy tudd ay terroristes, ñooñu bu seen ay pexe àggoon mais tey jii ñun ñëpp ay mort la ñuy doon. kon ñooñu bu ñu demee ba jommi xamatuñ fu ñuy teg seeni tànk, ñu dem à la télé def ab discours naan dégg naa leen bërki démb joxoon naa leen ceeb. y a eu 10 morts waxoo nga noppi, fukki nit yu dee, fukki bakkan nga génn naan ñu bërki démb joxoon naa leen ceeb. mais est-ce que yéen a ngi seetlu degré de mbonaay ak de mépris bi waa ji am ci askan bi. bërki démb joxoon naa leen ceeb la wax. mais yéen Sénégalais ñàkkiwul noonu ambition. nit dina toog ci or, toog ci diamant, toog ci gaz, toog ci pétrole, toog ci phosphate, toog ci zircon, toog ci fleuve boo xam ne wër na Sénégal pour mu bay ci am soleil 365 sur 365, am jeunesse bu mën a liggéey réew moomu noonu. président def fa 12 ans defulul dara jeunesse boobu, ci ginnaaw suba ga 12 morts am mu ñëw naa leen bërki démb bu joxoon naa leen ceeb. allahu akbar. waa ñun Sénégal lañ nekk. mais yéen mais est-ce que vous vous rendez compte à quel niveau la ñu nit ñi jàppee ay mbaam xaram. manque de considération, jàpp ne bëgguñu dara suñu àdduna. est-ce que yéen a ngi doog a xam que ni ñii xar sax lañ gën a respecté que ñun. nit yu toog ci richesse yooyu yëpp am potentiel boobu yëpp nga di ko bërki dem joxoon naa la ceeb. ñuy jël 4x4 yi di maye à gauche à droite. am na benn gel buñ ma jox ay nouvelle bërki demb. am na ci ñu toogoon ci plateau yi di saaga Ousmane Sonko moom moo ko may gel bërki demb. am na waa ji am na jabar ak ay doom de ab xale bu ndaw
benn gelam la mu may ko oto boo xamante si ni mu leer na la kii amul société amul entreprise amul bu weesoo salaire am amul lenn lu ko war a mën a may ay milliards mi ngi jël benn gelam benn xale bu ndaw may ko benn oto boo xam ne ay millions lay jar. bul xam la may beneen gel ba bul xam ñaata la ko may ci liquide bul xam ñooñu noonu muy kooku ak keneen ak keneen bul xam ñaata la ñuy xëy yor ko liquide seen kër yi ci ay millions di may jigéen ñi di wax jigéen ñi di daje ak ñoom kaay ma yóbbu la Maroc kaay ma yóbbu la Tunisie kaay ma yóbbu la fan ak fan ak fan. bul xam ñaata lañ yor ay liquide ci seen kër yi te liggéeyuñ defaluñ Sénégal dara lu dul ci nguur gi lañ bokk. oto bu bees tàq buy jar ay millions la jël may ko benn gelam am naa ci ay firnde yu wóor muy kooku te kooku ku jege la mi ngi taxaw ci Ousmane Sonko ci ay affaire u mërs di wax ci affaire u mërs te kooku am na ay jabar yépp loolu du lu bees du information déjà ñun xam nañ ko xam nañ sax ñu ko gën a kawe ak seeni gel waxuma laa kooku donc ñooñu noonu ñooy yor ay xaalis yu dul jeex seen kër yi boo fa demoon dafa mel ni comme Tunisie bi ñu demee kër Ben Ali gis ngeen dafa xaalis bu meloon tey jii nii koo ñu sa woon këkk sa kër boo demee la nga fay fekk ci liquide da ngay tiit soo ko laajee ban entreprise nga yor du la ko wax soo ko laajee ban société buy génnee xaalis nga yor du la ko wax jamono jooju noonu boo demee ci suñu hôpitaux yi alcool amu fa pansement amu fa lépp dañ lay wax que ni demal ci pharmacie bi nga jënd alcool demal ci pharmacie bi nga jënd pansement bétadine dañ lay wax demal ci alcool bi nga ci pharmacie bi nga jënd ko rajo ñun la rajo bi daa panne opération ñu ne la amuñu assez de médecins wala ñu ne la liste bi dafa gudd dans 6 mois lañ lay mën a opérer wala nga daw plus de 200 kilomètres pour mën a def benn rajo jamono jooju may wax ak yow ay nit yoo xam ne duñ ay nitu dara ñi ngi maye 80 millions 50 millions oto buy jar 35 millions nit yoo xamante si ni amuñu benn qualification. yéen da ngeen continuer kon di nangu loolu noonu wala nit yooyu gis nañ que ni ça chauffe ils sont dos au mur ñu ñëw ci yéen ne leen dégg naa seen wax xam naa que ni du bu leen nangu ñu dox seen kaw bu leen nangu ñu dox seen kaw nekkul de kase bëgg a sàkkatu ci affaire u mbas bi de ça fait plus de 12 ans lii la Sénégalais yi dund amul benn instant bu Sénégalais yi merul wala bu Sénégalais yi jooyul. donc bu leen sàkketoo mbas mi dafa gu fi à peine 1 an mbas bi dafa gu fi à peine 1 an bàyyi leen mbas bi ngeen di sàkketoo booy bi ñuy jaar ci géej gi di dee boobu mbas bi xewagul booy bi ñuy chômer booy bi ñuy dund la misère ci banlieue bi ak ci région yi nit ñi bi ñuy dund ci famine di dund insécurité bi ñuy dégg ne milliards yi mi ngi dem booy yi di galère ça fait 12 ans ñu koy dund donc bu leen sàkketoo mbas mi naan mbas mi moo ñëw booy yi sonn mbër yi mbëreetuñu booy yi nangam sàngam xam naa ni mer boobu dégg naa leen dinaa leen jox ceeb joxoon naa leen ceeb keroog bu leen nangu ñu dox seen maay di instant bi ni ñoom ils sont dos au mur xam nañ ne peuple bi jug na comme peuple bi jug na nag dañuy jéem a xool naka lañ leen nelawale instant bi nii bu leen nangoo mukk nelaw yéen a yor avantage bi yéen peuple bi woote nañ wàllu fenn ci àdduna bi pour ay armée ñëw armée yooyu ñëwuñu instant bi nii lan moo ci des xooqatal booy yi parce que booy yi dootuñ génn bu ñu leen wooyee manifestation moo tax ngay wax ñuy dem naan jàpp nañ fii loolu communication la encore une fois ils veulent juste vous faire peur ils veulent juste vous intimider encore une fois mu fàttali leen benn affaire munoo jug di combat di libérer ce peuple di woote une révolution bëgg a génnee sa dëkk ci toox yi muy dund bëgg a liggéeyal say doom ëllëg bëgg a xàllal say doom yoon bi ba noppi di calculer yenn détails yi naan damay nëbb sama photo manifestation yow rayoo sàccoo ay milliards tojoo banque taaloo police defoo dara nga naan damay làqatu sama photo ndax damaa manifesté woon dangaa manifesté loolu ngay làqatu am ko daal nëbbal sa photo ndax dangaa manifesté taxawal fàng daaj na ci manifestation yi laa bokk kan moo mën a tee Sénégalais yi manifesté laa bëgg a xam yow France moo leen gën a nekk puissance téeméeri junni yoon booy ñi ngi manifester nga naan nit fii kenn du fi manifester Mali bërki démb ay millions de personnes génn di manifester nga nit Sénégal kenn du manifester États-Unis nit ñaa ngi manifester nga nit Sénégal kenn du fi manifester nga naan damaa demoon manifestation damay nëbb sama looy nëbb yow say frère dee nañu pour yow say sœur dee nañu pour yow tey jii yow amul lenn loo def combat bi continuer sa beneen copain ñëw naan la non nëbbal sa photo booy keroog bi nga demee manifestation bi looy nëbb
yow da ngaa rey ñi war a nëbbatu xam nga mooy ñan ñi commandité ay nervi jox leen ay armes tey ñoom ñoo war a nëbbatu yéen ay victimes ngeen les coupables ñoo war a nëbbatu mais pas les victimes ñi nga xamante si ni ça fait des mois xamoon nañ liy waaj a xaw ñuy recruter di recruter une milice armée di recruter des nervis di recruter une milice armée boo xam si ay kaggu la ñu sol bu nëbbatu day am ñooñ ñoo war a nëbbatu te police bu dee daa mën a jàpp na dem jàpp commanditaires yi ñi yoroon liste yi numéro téléphone yi xam nañ leen ñi ngi ci jot a xam suñu leen woowee bu ñu defee enquête 2 jours danañ jàpp nervi yépp danañ jàpp milice armée bi te seen commanditaires yi mooy ñi leen yónni woon ñoom ñëpp dinañ leen jàpp police bu fekkee da ngaa mën a enquête damal nga jàpp les vrais coupables yéen mun leen a nekk ay victimes ba noppi bëgg a daw di làqatu naan damay nëbbatu yéen ay victimes ngeen kenn ci yéen yorul arme kenn ci yéen rayul policier kenn ci yéen rayul gendarme kenn ci yéen yorul woon luy niroog ngànnaay kon bu làqatu day am ñi yoroon jaas yi recruter ay nervi un état de droit laa lay wax de un président avec ses alliés yuy dem di recruter ay agresseurs pour ñu songu peuple am un président avec ses ministres avec ses alliés députés et autres ñu dem di recruter ay nervis armé leen pour ñu songu son peuple foofu mooy le danger kuy indi ñëw képp kuy jël micro di wax naa fekk yi naan way xam nga dañoo war a woote apaisement jàmm parce que réew mi patati patata loolu laa gën a bañ sama àdduna gis nga nit boo gisee dëgg waxal ne lii mooy li am nga wax ko sans pour autant mën ngaa bañ a blessé de mais nga am honnêteté daat ne lii mooy lu am président bi war naa rus a embaucher ay nervis police nationale war naa rus a dox côte à côte avec des nervis homme de tenue war naa rus ànd ak ay nervis ñuy song un peuple qui n'est pas armé soo ko waxee ñu xam ne yow nitu dëgg nga képp kun fi jox micro nga naan imam nga naan ab émissaire nga dañ maa yónni nga toog di layam-layami xam nga ni yow doo nitu dëgg maam Abdou moo ñu yar bu daan wax ak luñ la yónni ak lu mu la wormaal bu la war a wax dëgg dalay wax dëgg nit nag boo ko waxee dëgg ba pare mu rey la xamal ni wàccoo nga ak yàlla waxal li nga war a wax bàyyi leen ngeen jël micro wala caméra yi tiim leen ngeen i kàcc wala ngeen i naayisal wala ngeen i wiiri jaari ndaari xool leen ak Macky Sall ngeen ne ko Macky Sall man imam diw wala man sëriñ diw wala man journaliste diw wala man artiste diw maa lay laaj naka nga mën a defee lii sa askan bu sonn xiif mar liggéeyul yow Macky Sall naka nga leen mën a defee ñëwaat yi yokkal leen ci lii bala Serigne Mountakha waxee ni ku baax affaire bi comme mën nga ko arrêté ko yow Macky Sall lu tax arrêté woo ko bi ngeen gisee ni complot bi mën naa taal réew mi te ngeen xam kan lii am na mais mën ngeen koo arrêté lan moo tax ngeen dem jusqu'au bout ngeen ne ko yéen Macky Sall bi président Macky Sall président Ousmane Sonko génnee di dem tribunal lan moo tax bàyyi leen ko mu dem yoonam àgg ci jàmm ngeen ne ko yow président Macky Sall décision yooyu ngeen jëloon yow ak sa préfet ak sa ministre est-ce que xam ngeen que ni moo waral 12 morts yi ñu am tey képp ku jël micro wala nga jël caméra te waxoo lii bugguma laa woowee naa fekk boo dee kilifa mais dinaa la wax que ni doo nitu dëgg boo dee journaliste mën naa laa woowee naa fekk boo dee ab politicien mën naa laa woowee un traître boo dee un simple citoyen mën naa laa woowee soit un ignorant wala soit nit koo xamante si nii amoo benn dignité mais képp ku jël micro te waxoo lii xamal ni yaa ngi wax la ci des ku nekkul ci dëgg yaa ngi ci fen laaj leen monsieur le président lan moo tax keroog bi président Ousmane Sonko génnee di dem tribunal nga xam ne amul benn danger ngeen kar ko indi pression boobu noonu ngeen ne ko est-ce que xam ngeen ne pression boobu noonu moo waral tey suñu fukki bakkani doom yi wadd ngeen wax ko les yeux dans les yeux lan la leen war a président Macky Sall lan la leen war a mën a waxati yéen lu dugg seen nopp yi ban maquillage la war a mën a def ban costume la war a mën a sol ak yim ci tappal xam nañ ñi muy représenté ban yéen Sénégal lan la leen président Macky Sall war a mën a waxati lu dugg seen bopp bu fekkoon que ni président Macky Sall am na tuuti xel barke alquran day démissionné parce que danaan réew mi amatuma seen respect amatuma seen estime amatuma seen confiance kon réew mi mënatuma leen a jiite ñaari fan billahi day démissionné parce que réew mu mel noonu xoolal discours am booy yëpp ñu ngi koy kaañoo parce que c'est rompu
dagg nañ ko, c'est rompu, mënatul nekk. Il ne peut plus gagner la sympathie au Sénégalais. Mënatul gagner confiance au Sénégalais. Mënatul gagner dara Sénégal, mais ku mënatul gagner loolu ce peuple naka nga leen mën a jiite ay at, c'est impossible. Donc wax leen dëgg, ñeme leen dëgg, bëgg leen seen réew. benn yoon ngay dund, benn yoon ngay dee. sa bisu dee yàlla bind na ko. bis boo demee bay wax say doom ñi ngi lay xool, say mbokk ñi ngi lay xool, sa waa koñ ñi ngi lay xool, nit yi la naw la woo ñi ngi lay xool, mais lillahi wa rasul yi waxal dëgg. nee leen seen action yi ngeen def yépp moo waral dee. complot ba ñépp ña bokkoon ca complot ba nan xam ni réew mi kaaw bii mu dugg ña bokkoon ca complot ba ñoo ko ci dugal. ña toogoon indi complot ba fekk na ni Sénégal yi meroon nañ de duñ jaawale combat yi, fekk nañu boobu démocratie amu fi woon, Sénégalais yi sonn nañ, Sénégalais yi xiifoon nañ, yooyu yëpp mi ngi fi woon. mais dama ne li déclenché affaire bi mooy ñooñu tëgg complot bi. ñooñu tëgg complot bi nañu am sincérité ak courage ne leen seen complot bi moo waral 10 morts yi, am ngeen ko seen conscience. nañu am la sincérité de dire ñooñu ne leen ci seen conscience loolu ngeen tëggoon tey jii nii moo indi déstabiliser réew mi moo waral suñu fukki doom daanu. ngeen wax leen ko ñuy dégg. mais su ngeen ni layam di wiiri à gauche, ñu naan avocat ba, ñii naan procureur ba, ñii naan Oto Mamour Diallo, ñii naan ñaari pistolet, ñii naan procès verbaux, te ñépp xam nañ ne li ñuy wax lépp ay kàcc la. le mot complot ak ña ko tëgg ñoo waral tey suñu bakkanu doom yi ak suñu bakkanu rakk yi wadd. ña ko yëg daal di laisser faire, ña ko yëg daal di bàyyi loolu continuer, nañu xam que ni ñooñu ko yëg ba noppi waroon koo dakkal, suñu kilifa yi ne bu accès ci yéen na ngeen ko dakkal, ñu yëg ko te dakkaluñ ko, ñoo waral tey jii suñu fukki bakkanu rakk yi wadd. ku waddal sa fukki bakkanu rakk naka la mën a ñëw jàkkaarloog yow à la télé di la wax nga koy déglu. ku waddal sa fukki bakkanu doom, jarbaat, rakk, sœur, kooku bu ñëwaatee à la télé war a wax ak yow lan la war a mën a wax lu dugg sa bopp bi. wax leen dëgg. plateau télé yi ngay gis journalistes yi dem yenn politiciens yi ñoom ñu si ëpp ay naafeq lañu. la réalité ñëpp xam nañ ko, xale bi gën ndaw xam na la réalité. ay sàcc, ay complot, ay franc-maçon, ay nit yu bokk ci yeneen lobby ñooñu ñoo leen jiite. wax leen dëgg, bàyyi leen layam bi, wax leen dëgg. ñooñu ñoo leen jiite, ay sàcc, ay dëmm, ay nooxóor, ay franc-maçon, ay lobby, ay nit yu bokk ci yeneen lobby yu sombre, ay sataniste. mais ñooñu ñoo leen jiite, mais ñooñu ñoo leen yóbbe li ngeen di dund. ñooñu ñoo sàcc seen alal, ñooñu ñooy signé ay mbir yu leen di gaañ. mais lu tax ngeen ragal ko wax? lu tax ngeen bàyyi ay nit sous prétexte que costume la sol, wala sous prétexte que dañ koy woowee monsieur le député, wala sous prétexte que day sol monsieur le ministre, que du fen ab fenkat. mais un fenkat, un menteur, c'est un menteur. Pourquoi tu vas aller de gauche à droite? C'est un menteur. C'est un menteur, c'est un comploteur. C'est quelqu'un qui a vendu son âme au diable. Mais qu'est-ce que tu vas aller di wiiri di à gauche à droite? mais ton ennemi c'est ton ennemi. Ces gens-là yi dem à la télé di défendre affaire complot bi nii, mais ñooñu noonu lu gën a yokk affaire bi ak si fii ñoom ci lañ bokk. kon ñoom 10 morts yi ñoom am nañ ci seen part de responsabilité. 10 morts yi képp ku demoon ci à la télé di wax, muy Birimo, muy El Hadj Diouf, muy xawma Gabriel Kane, je sais pas comment il s'appelle, muy ñi toogoon ci plateau yépp di wax, di yokk dëwlin ci taal bi, ñeneen ñi di yokk affaire ci affaire viol boobu noonu, ñeneen ñi di gën a indi ay problème. seen prise de position yooyu moo tax ba affaire bi delluwul ginnaaw. ñàkk a dellu bi affaire bi ñàkk a dellu ginnaaw moo waral nit ñi dem ci jusqu'au bout, moo waral ñu ne dañuy yóbbu président bi mu dem tribunal, te yóbbu boobu ñu doon yóbbu président bi au tribunal ci la préfet bi jëlee li muy jël bi mu ko yóbboo. mais foofu la problème yi commencé, moo waral 10 morts yi. mais situer les responsabilités. Pourquoi vous tournez autour du pot?
Des gens ont tué vos petits frères. Des gens ont spéculé, ont menti sur des choses qui ont tué vos petites sœurs. Nit yooyu dañoo xam benn taal nekk ci télé yi ñu leen di fay ñuy xam affaire bi di ci gën a fen mu leer leen ay naaf fekk leen li ñuy wax du dëgg mais nit ñooñu noonu yooyu ñu def moo waral sunu fukki doom dee. Mais wax leen ko ñu dégg ko ñoom ñu nekkoon ci plateau yi wax leen que ni yéen a rey suñuy doom xëy na policier bi ak nervi bi ak milice bi ñoo tiré mais dafa am ay nit yoo xam ne ñoo liggéey boobu ñoom ñoo ko liggéey ba ñu agsi fii ba agsi ci kaw bi pour que ñooñu doo ko tiré. Donc maa ngi leen di woo à ce que ngeen gën a serrer les rangs ngeen déglu consignes yi manifestation bu waree am bu ko gars yi waxee bu leen daree àdduna tee dem ci manifestation yi parce que seen droit la. Manifestation buñ mënta woote da ngay dem parce que sa droit la. Manifestation pacifique manifestation boo xam ne demoo pour yàq demoo pour toj demoo pour rey nit yoroo arme boo ca demee ci sa droit nga nekk. Donc pour ma xamal leen benn affaire yéen a nekk ci dëgg vous êtes en train de libérer votre peuple vous êtes en train de construire benn avenir bu wóor incha allah rabbi pour seen doom yi ñëw donc. xam leen que ni combat bi ngeen di mener ce combat mérite d'être mené et que instant bi ni yéen am avantage vous êtes à 2 pas de la victoire ñi ngeen ko seqal ils sont dos au mur moo tax ñuy def campagne de communication pour tiital leen ngeen bañ a dem ci manifestation yi dama ni l'occasion est trop belle pour que ngeen ñàkk ko parce que occasion bi 1960 la ñëwoon yàlla jaarale fi ñu bari ba tey ji mu indiwaat leader yu mën a porter combat bi mu mayaat ñu occasion bi on n'a pas le droit de rater cette occasion là ultime occasion bi moo nekk ni ñu moom suñu bopp à jamais wala ñu wëlbatiku doonaat ay jaam pour les 100 ans à venir. Donc restez motivés restez déterminés restez concentrés gardez votre courage gardez votre détermination gardez votre soif de victoire votre sens du patriotisme. Que rien ne vous fasse reculer restez mobilisés restez déterminés réew mi soxla na leen wane ngeen ko ci defin bu rafet wane ngeen ko ci defin bu démocrate bu républicain bu leen dellu ginnaaw yéen a nekk ci dëgg le combat continue la résistance est pacifique et cette résistance on va la mener jusqu'au bout restez motivés les quelques débats yenn querelles yi bu leen bàyyi mu dugg ci raay lu ñu war a régler nañ ko régler après mais maintenant peuple bi yëpp ñoo join seen force pour que ñu dem continuer calendrier bi gars yi fixé ñu teg ko pour que ñu mën a rétablir suñu démocratie élection yi am ñu libérer prisonniers politiques yi justice bi dellu si waat kumba am ndey ak kumba amul ndey jeex bi ñëpp bokk ay chance Sénégal ñu bàyyi parparloo bi yooyu calendrier gars yi bëgg a teg bis bu ñu ko tegee Sénégal day jëlaat seen lettre de noblesse day mel na mu war a mel combat boobu loolu mooy suite combat bi bu leen ci dara delloo ginnaaw bu leen ci dara découragé presque gagné ngeen quelque part moo leen dese donc restez motivés am na yenn nit yu envoyé ay messages pour tiital leen yooyu yëpp dara amu ci vous êtes en position de force le peuple uni vous êtes le pouvoir si vous unissez vos forces amul lu leen mën a téye ci àdduna dara lu leen mën a téye ci àdduna amul donc restez concentrés restez motivés la famille dinañ dellu si waat ci yeneen live gros big up à vous tous encore une fois big up à la jeunesse big up à la jeunesse big up à la jeunesse vous êtes en train d'écrire l'histoire vous êtes en train d'écrire l'histoire de la plus belle des manières on est tellement fiers de vous les étudiants la diaspora fu ngeen mënta nekk ci àdduna bi ci région yëpp xool siggi leen ngeen fier seen bopp vous la jeunesse on est tellement fiers de vous le pays est tellement reconnaissant de vos efforts de taxawaay bi ngeen ko taxaw donc toute cette jeunesse là xam leen que ne vous êtes en train d'écrire la plus belle page de l'histoire du Sénégal force à vous
respect à vous, résistance, résistance, résistance. Brakazer. loolu dañ si waxtaan après instant bi di affaire carte d'identité carte de vote yeeg yooyu yëpp beneen combat la loolu après la mais instant bi nii libéré suñu dëkk mooy combat bi njëkk bi gën a important mooy rétablir la démocratie jële fi injustice jële fi dictature. merci Dimkha merci. Talla Gueye mon frère jaajëf maa ngi big up man moom sérieusement su may gis sax gars yi di ma encourager wala di may remercier daf may def kersa parce que aussi man pour man comme ni ma ko waxee rek sincèrement ci li ma gëm la nag du lu may waxantu du démago du dara mais si li ma gëm képp kuy tàccu la jeunesse sénégalaise billahi su ma sañoon man moom sama jëmm ji kenn du ñëw ci man di ma wax ay félicitations ay yow li yow la billahi parce que man au moins lu mu dee xam nga xamee nañ ma ko quoi artiste engagé la loolu yëpp du lu bees ça fait plus de 14 ans ñu xamee ma ko mais une jeunesse boo xam ne si ay xale yu ndaw ay boo yoo xam si ni gars yi dañ leen woon du waxoon du ngeen jug yéen gëmu leen seen réew foo ngeen gëm boo yi ñëw wane baneen xar kanam ba wan Afrique naka la ñuy libérer Afrique man pour man képp kuy bigabal la jeunesse sénégalaise man loolu rek laay ñaan képp kuy tàccu la jeunesse sénégalaise parce que tey jii bu justice commencé am ci réew mi ñoom la lépp lu commencé am ci réew mi injustice bu fi commencé jëm ñoom la démocratie bu commencé wane boppam instant bi ni jeunes yi la bu dul woon li jeunes yi taxaw dagg nañ bopp beneen opposant bu Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.